sant ko baax gërëm ko moom Baye Cheikh Sall mi ne woon ci xibaaru marahi mbokku téléspectateurs yi safoo ci ànd ak ñun ci ITV yegg si leen ak jàmm ci seen bloc d'information la totale mbokk yi ci alxames gi ñu ngi ci doon jéem a laal tuuti temps bi mayuñu ko woon tey ñu war ci jéem a yaatal diggante ñi ci takk der yi ak itam société bi yenn jëflante yi ñuy war a am waaye itam nan lañ leen war a mën a bàyyee xel ñoom ñooñee yenn saa yi suñu génnee ci l'armée bi ci lan la ñuy nekk ndax am nañu taxawaay gi ci war ñoom itam ñenn ñi ci xawti génnati ci yeyti yàbbite ñu tàmmeeti leen koy la grande muette ndax grande muette boobee dafa nekk ab nur boo xam ne dañ leen ko war a dindil ay poñ la yoo xam ne tey dañ ci jéem a andi ay leeral ak suñu gan gi ñu àndal ci plateau bi ci Alioune Keita Diop nekk président bu amical des anciens des militaires et anciens de la classe 1992 muy waa AMAC 92 Alioune Badara Alioune Keita ñu nuyuwaat la ginnaaw alxames ba la ne tey jii nii nga ñëwaat ngir mën a waxtaanee ci seen i ay jëf ñu bàyyi la nga nuyu déjà képp koo xam ne sénégalais waaye itam homme de terrain yi militaires yi xam ne ñoo ngi au front si jamono ji ñuy wax ak ñu. waaw jërëjëf Cheikh Assane ñu di la remercier encore une fois ci invitation bi di nuyu téléspectateur u ITV yëpp nga may ma rek comme d'habitude ñoo koy defee ma sargal suñu jàmbaar yi nga xam ni tey ñoom ñoo nekk di yore kaaraange réew mi waaw di leen delloo njukkal bu baax a baax di leen tatagal niñ ko waxee jàmbaar yi xam ne ñoo ngi nekk ci réew mi te tatagal am na leen loo xam ne xew na fi mu toll nii ñëpp tey ñoo ngi ciy wax xam naa ne dinañ ci yàbbi tuuti rek laataa ñoo jeexal émission bi muy si geru Casamance bi ay poñ ay wax yoo xam ne ñoo ngi ko ciy dégg yoo xam ne yenn saa yi day xaw a réeral nit yéen ñi xam ne ay takk der ngeen nekkoon ci biir grande muette boobu noonu loolu dinañ ci yàbbi déjà premier point keroog ci gaawo gi ci samedi bi yéen a ngi doon def ab journée don de sang nan la mbir ya mujjee est-ce que appel bi ngeen doon def pour lii ngeen di woowee def don de soi pour la patrie mais autrement est-ce que samedi bi mujj naa mat. macha allah Cheikh Assana donc loolu aussi da nga may ma remercier leen ci. parce que fii la ñu toogoon lancer un appel pour nit ñi ñëw. jàppale ñu ci journée boobu donc ak ci yeneen médias yi aussi donc kon ñu leen ci remercier bu baax a baax liñ ci doon séntu yàlla defal nañu ko liñ doon séntu ci journée boobu yàlla defal nañu ko donc kon ñuy remercier ñépp ñi nga xam ni ñoom ñoo ci jàppoon. est-ce que poche yi ngeen soxla am ngeen. parce que yenn saa yi dañuy wax ne liñ ci bëggoon am nañ ko comme pour rafetal yi fi sénégalais rek. waaw waaye poche yi ngay soxla yenn saa yi da nga koy néew alors que da nga am équipe booy mobiliser pour def don de sang. xam nga actuellement. mënaguñoo wax le nombre de poches yi ñu am. tu sais pourquoi. parce que deret la. nit suñ jëlee sa deret dinañ ko saytu. xool la ca baax. waaye am na deret yoo xam ne aussi am na gàllankoor. kenn du ko jël di ko jox nit. donc loolu major bi wax na ma ne ma ñi ngi ciy liggéey. donc suñu paree dinañ ñu wax nombre de poches bi nga xam ne mais donc ci li ñu jëlagum wax na ma ne ma ñun ñooy ñëw en deuxième position après nos épouses. en termes de dons. de dons. voilà ci suñ ko jëlee ci nombre de participants. voilà depuis bi banque de sang bi tijji ba léegi. donc ñun ñoo ñëw en deuxième position. kon macha allah liñ ci doon wut am nañ ko. ci point boobu nga may ma tuuti. ma remercier le chef d'état-major général des armées. le général Cheikh Wade. waxoon nañ ni donc l'armée va nous accompagner dans l'organisation. te loolu aussi gis nañ ko. donc macha allah ñu ngi koy remercier bu baax mais aussi di remercier le directeur de la santé des armées. ndax nag santé la ñu wax. donc mënuñu koo tëb ñun ñi xam armée ni muy doxee dañuy xam ni donc loxo mi ngi ci. mais aussi ñuy remercier la directrice de l'hôpital. mooy le colonel Yohanidou Wane. donc ñu ngi koy remercier bu baax a baax mi ngeen doon defee voilà donc di remercier aussi le chef de service
de la banque de sang. donc suñu wooyee ci remerciement damay ragal du ñu waaw jeexal te waa service commercial dinañ ñu ñëw fekk ñu si fi mais bon ci mbir yi la bokk ku nekk ku la jàppale mën nga koo remercier mais ñu yegg ci acte bi ngeen doon def ndax dañ nekk ci jamono joo xam ne de plus en plus ñenn ñi xam ne dañoo nekkoon sous les drapeaux suñ ci génnee wala yenn saa yi sax ñi ne ci biir tàmbalee ti yëkkati ay yenn kàddu yoo xam ne quelquefois c'est comme si armée ni mu waroon doxee wala niñ doon xalaatee ne noonu la war a doxeetul noonu lan moo tax ba grande muette boobee commencé nekk un grand bavard. waaw côté boobu. Cheikh Assane man li ma ciy wax rek mooy man damaa jàpp ni l'armée reste et restera toujours la grande muette man loolu laa jàpp. voilà. malgré fait yi. bon en fait am na détails yoo xam ni bugguma ci dugg. mais daal de toutes les façons man damay lancer un appel aux anciens militaires. di leen wax ni quelles que soient les difficultés yi nga xam ne ñu ngi koy rencontrer l'armée reste et restera toujours la grande muette. mais est-ce que c'est quelque chose de facile de rester muette su fekkee ne yaa ngi ci biir instance boo xam ne peut-être yow soo waxee ñu am nen lu ñu ko gisee wala soo defee ñu am nen lu ñu ko waxee wala ñu mel ne ku la tënk est-ce que loolu yomb na wala ci formation militaire dañ lay wax ne la non da ngay dëddu àdduna dëddu yenn yi pour mën a nekk ci mbir mi. mais militaire d'abord mooy lan Cheikh Assane. su fekkente ne dañ fee toog nekk à l'aise mën a def suñu émission. ci xel mu dal. boutiquier bi nekk boutique am mën a jaay ci xel mu dal donc footballeur bi mën a dem ci terrain bi football ci xel mu dal c'est parce que dafa am ñoo xam ne ñoom ñoo yore kaaraange réew mi gis nga ba opté pour ni da ngay ñëw pour défendre sa réew kooku lépp ngi ci c'est pas pour rien que ma wax la ko démb non avant-hier du moins suñu journée bi donc ñi ngi ko terminé ci xam nga IHO mooy hôpital militaire de Ouakam dafa am la maison des jàmbaar dañ fa dem yóbbul leen ay cadeau sargal leen foofu blessé de guerre yi ñoo fa nekk dañ fa yóbbul ay cadeau sargal leen parce que war nañoo yëg ni aussi donc ñi ngi ci seen wet voilà. mais est-ce que du yëg boobu noonu mooy problème bi parce que quelquefois ñiy génn ci caw ñiy génn ci wax c'est comme si dañuy wax ne non kenn yëgatuñu ñii ay anciens ay blessés mutilés de guerre lañu ñii dañoo ci jëlee ay yenn jafe-jafe ci problème xel ñii seen ay famille tas wala leneen mais dañuy wax ne taxaw bi ci war a am wala ndimbal bi xam ne dañ ko war a sentir mu jógee ci seen hiérarchie wala mu jógee ci nguur gi ñëw ci ñoom day mel lu des est-ce que du point yooyu moom mooy andi yenn saa yi nit ñi di wax ne bon xaaral ma génn wax comme ça ñu mën a faale. xam nga Cheikh Assane. lan lañ ñu jàngaloon au CI au centre d'instruction. C'est la discipline qui fait la force des armées. Voilà, c'est la discipline qui fait la force des armées. Donc kon man gisuma tey gisuma benn mais da nga mës a gis un blessé de guerre boo xam ne fajuñu ko. donc ko mës a indemnité yi la ñuy gaas indemnité yi wala li ñu leen war a jox suñ ci paree. ndax waaw dañ leen mais laisser loolu aussi man mënuma ci aventure yow parce que aussi loo xam ne maîtriser woo ko. mënuloo ci xuus mais je sais que l'armée est bien organisée. Le Sénégal aussi est un État bien organisé. donc loolu man mënuma ci xuus mais je sais que bàyyiwuñu benn blessé de guerre boo xam ne fajuñu la képp ku war a am indemnité aussi ah man ci li ma xam. donc yaa ngi jot sa indemnité. voilà léegi nag lan la ñu war a defaraat dañu war a defaraat jikko yi au Sénégal loolu la ñu war a defaraat. dañu war a defaraat jikko yi. pourquoi parce que nit ñi xawma xaalis moo leen fëkk ba nga xam ni kenn ku ci nekk yaa ngi génn di wax loolu nag képp koo xam ni mës nga sol tenue waruloo fekk si nit ñi ci loolu képp ku mës a sol tenue rek waroo fekk si nit ñi ci loolu. mais tenue nga sol mais nit nga ba léegi. waaw mais d'accord. mais yow yaa choisir sol tenue. yow yaa choisir sol tenue.
lu tax warul fekk si nit ñi ci loolu. ci est-ce que su waxul pour jubbanti leen wala mu wax pour leeral leen dina yomb xam nga grande muette itam foofu la problème mi nekkee yenn saa yi dañuy dégg rumeur yenn saa yi ñu dégg ay nit yu génn wax wala ñenn ñu jéem génnati wax ne non lii nu mu amee réglé. mais grande muette reste toujours muette duñ dégg autorités yi wax duñ dégg réponse duñu joxe explication est-ce que dialogue bi war a am entre armée bi ak population bi nekkul loo xam ne dañ ko war a maintenir. waaw Cheikh Assana je crois que loolu am na keneen koo xam ni. moom moo gën a yell ci voilà répondre ci question yooyu. donc ñi ngi ci armée bi. L'armée am na DIRPA. la direction de l'information. et des relations publiques de l'armée. donc boo leen jegee peut-être que di nga xam à qui s'adresser pour mu mën a répondre à ces questions. yéen ñi yore ñun dañu organiser wu en association. pour suñu classe yi nga xam ne dañu nekk en difficulté. mënuñu leen a jël en charge mais on prend le dossier en charge. et je crois que ñëpp suñ ko defoon donc dérive yi ngay dégg wala yenn yi du am. seen amicale yi itam dafa mel ne dañ leen dul dégg bu baax yenn saa yi dañuy wax ne soo leen amee activité rek lañ leen di gis c'est comme si on vous voit pas devant la scène pour su fekkee dara xew na ngeen gën ne non ñun armée lii lañ ko xamee lii xamewuñu ko ci armée est-ce que du loolu itam yéen da ngeen ko war a def pour peut-être waxtaan ak gone yi nekk ci gox yi te xamuñu armée bay gis yenn yi wala ñuy dégg yenn yi mu leen këf wala ngeen mënti leeral nit ñi te ne non commandement bi ñii ñoo war a wax lii su amee lii moom moo ko waral. waaw à chaque fois bu fekkente ni am nañ occasion bi rek dinañ ko def. muy comme ni nga ñu defal nii. donc à chaque fois bu ñu amee occasion bi dinañ ko def de toutes les façons donc am na ay événements yu fi jaar. événements yu fi jaaraat ñun l'amicale des militaires et anciens de la classe 1992 bay nañ ci suñu waar. ñu ngi ciy bay suñu waar. donc kon. yan événement. bon bëri na événement yoo xam ne jaar na fi événement wu mars. de l'année dernière. donc jaar na fi mais li ñu mën mooy woo jeunes yi sensibiliser leen. wax leen ne leen tey parce que parfois tu as mal. ak lu mën a xew. ak lu mën a xew. tenue dañ ko war a jox cër. ak lu mën a xew nag. la tenue dañ ko war a jox cër mais tey man su ma gisee population bu jàkkaarloog des hommes de tenue mais vraiment ça beneen affaire la. loolu lan moo koy waral parce que fii Sénégal ñi nekk ci kujje gi wala ñenn ñi xam ne ay ndaw lañu te xamuñu dañuy wax ne non armée bi côté pouvoir la féetee non ñi nekk ci kaw ci armée bi ñoom ñooy sacrifier ñi nekk ci suuf dégg nañ ko sax benn politicien bu wax ci fan yi ñu génn. est-ce que yooyu nekkul yoo xam ne yéen tamit amul benn frilosité ou bien benn mutisme boo xam ne mën na leen jox raison. waaw non man dama suñ taxawee ñoom dañuy politique léegi. armée bi day politique léegi. du armée musula politique te du politique. armée musula politique te du politique. bon nit ñi ñoo war a delloosiwaat seen xel. ñoo war a delloosiwaat seen xel xam ni. armée les forces de défense et de sécurité mënta ñàkk ci am réew. mënta ñàkk ci am réew te aussi donc du population bi du seen ennemi. duñu seen ennemi. problème bu amee donc il faut ñi yore kaaraange réew mi génn c'est pas parce que dañoo génn pour dal ci kaw askan wi. waaye dañuy génn pour protéger askan bi. voilà. yaa ngi koy wax léegi ne population bi ak armée bi ennemi mënu cee am. parce que ci biir population bi la ñu génnee déjà en premier lieu aussi suñu demee sur le front pour population bi moom moo tax ñu dem fa waaye yenn saa yi nit dina nekk ci corps bi bu mënti doon mu nekk armée gendarmerie police bu mu ci beneen bu mu mënti doon yenn saa yi da ngay gis benn civil da ngay wax ne la dañuy mel na ñu xeeb parce que da ngay taxaw ak ñoom ñu la wax ne la noo yow civil nga moytul na le yow taxawel na le benn genre ñun ñoo nekk ci kaw yéen a nekk ci suuf est-ce que yooyu ay mentalité boo xam ne nit koo xam ne takk der nga war nga ko yore. waaw non loolu est-ce que. da nga
vivre situation bu mel noonu wala tu as été témoin xam nga d'un tel acte wala da nga koy dégg ci civil yi ñu di ko wax. non civil dañ koy wax te yenn saa yi da nga koy gis. man personnellement vivre naa ko. mais man personnellement vivre naa ko ak takk der. non bon xam nga nag aussi comme le disait un des hauts gradés de l'armée lépp loo gis rek dafa am le bon et le moins bon. Voilà man nag su ma toogee di wax ci turu amical bi laay waxuma ci turu armée ci turu amical bi laay wax muy waa AMAC muy waa AMAC waxuma ci turu armée mais aussi su may wax damay wax pour le bon soldat pour le bon militaire voilà foofu laay wax ci bon militaire yi suñu juróom-ñaari jàmbaar tegoon nañ leen loxo ci fan yi ñu génn mujj nañ leen delloowaat sax ñoom ñëpp seeni kër mu nekk keroog maa ngi ci doon bëgg mais dañu ko xawoon tëgg tuuti rek mu nekk situation boo xam ne quand même c'est très difficile à vivre pour ñoom waaye itam pour peut-être seen njaboot nan ngeen amee ab taxaw wala est-ce que am na ay cellules yoo xam ne wala yéen seen amicale yi yéen a ngi koy def pour di taxawu ñi xam ne seen i njaboot dañoo nekk ci terrain bi yenn saa yi du ñu am information wala ñu dégg ne ni diw jàpp nañ ko fii wala am na blessure taxaw bi xam ne war na ci diggante amicale bi ak njaboot yooyu est-ce que moom yéen a ngi koy def ak ci nan ngeen koy defee. voilà bu fekkee wax naa la ko keroog. ñun. L'amicale des militaires et anciens de la classe 1992 am nañ une commission sociale bëri na ay commission suñu gisee tey lu mel noonu nga xam ne war nañ ci intervenir dinañ ci intervenir maa ngi lay wax keroog kenn ci ñun donc li ko daloon ak li ci amicale bi def bu weesoo loolu aussi mais dañuy suñu yenn classe yi nga xam ne tey par exemple dañu engagé wu seen njaboot yi mais dañ leen di defal ay don de ay distribution de fournitures scolaires dañ koy def dañuy def ay tabaski donc dañuy def ay aide tabaski dañ leen di taxaw. maanaam daal li war ci taxaw bi li war voilà dañ leen di taxaw bu fekk mais aussi dañuy waxtaan ak tey man au niveau de la cellule de Thiès man donc cellule de Thiès laa bokk bien que man maay le président de l'amicale mais je fais partie de la cellule de Thiès tey suñu classe yi nga xam ni dañoo engagé wu donc de temps en temps dañuy dem def visite seen njaboot yi toog ak ñoom waxtaan ak ñoom delloosi leen donc loolu aussi sorte de décompresser voilà seen xel dañ leen dalal voilà c'est ça loolu yeneen poñ incha allah dinañ ci ñëw ci ñaareelu pàcc ak mujjanteel bi ci seen bloc d'information la totale ci l'armée bu Sénégal waaye itam ci taxaw gi ñu war a def ci seen diggante ñoom ak citoyens yi armée nation concept bi ñu war a gën a mën a doxal gën koo ñoŋal ñu fàttali ne tey ñoo ngi am mbégte dalal ci plateau bi Alioune Keita Diop nekk président amical des militaires et anciens de la classe 92 AMAC 92 mbokk yi léegi tuuti publicité laataa ñoo yegg si ci xibaaru nasaraan 19:45 dellu soit ci kanam incha allah. ñu sant bu baax gërëm ko Mama Adama Anouchka Ba ak Pape Malick Diaw ci xibaar yi nga xam ne moom la ñu àndi woon ci kàllaamay nasaraan ci 19:45 bi ñu yegg si ci mujjanteelu pàcc seen bloc d'information la totale ni ma leen ko doon yëgale ci tàmbali gi ñu am mbégte tey dalal Alioune Keita Diop nekk njiital amical militaire yi waaye itam ancien yu classe 1992 seen amical bi tudd AMAC 92 ñu war a waxtaanee lu jëm ci mbirub grande muette boobee waaye itam seen amical bi ñoom nan la ñu taxawee ngir mën a dimbale ñi xam ne dañ ci am ay jafe-jafe alors président nu laa lay wooyee wala ma wooyee chef bu ñu mënti doon pour suivre les rangs par rapport ak amical bi taxawal ngeen ko ni nga ko doon waxee sànq yenn saa yi am na ñoo xam ne dañuy soxla keroog yaa ngi doon jox misaal kii xam ne dafa amoon ay problème mental ngeen xool noo leen ko taxawoo ba mu dellu siwaat ba ngeen taxawee léegi ci yan réalisation ngeen taxaw exactement yoo xam ne ñiiti militaires yi mën nañ ci gis ñi xam ne dañoo servir sur le drapeau ba pare génn ci ñoom te mën nañ cee gis seen bopp wala ñi ci am ay jafe-jafe wala seen njaboot.
personnes donc amicale bi dimbalante ci suñu biir ñi ngi koy def képp koo xam ne membre amicale bi nga nekk ci ay jafe-jafe ñi ngi lay taxawu waaye yemul ci ay jafe-jafe rek ndax jafe-jafe moom kenn ñaanu ko yàlla donc ñi ngi dimbalante ci suñu biir dimbalante nag dafa yaatu tey kenn ku ci nekk dañuy fexe ba nga gis sa bopp ci biir amicale bi bépp membre ci nan ngeen koy defee voilà tey par exemple man je suis à Thiès kii mi ngi à Kédougou donc war a ñëw lijjanti dara Thiès man mën naa fexe ba moom du déplacé wu ba pare soxla dana faju loolu benn la ci ñu kii mais itam ñi ngi xool ñi nga xam ne tey ndax nag yàlla dafa bind te yemalewul tey tabaski bëri na ci suñu classe yoo xam ni donc ñii seen loxo jotul seen ginnaaw ñi ngi leen di jàppale ci ay xaru tabaski wala bokk ci ay pomme de terre ak leneen voilà lépp loo xam ne daal voilà mooy defar seen tabaski donc mais aussi am nañ ay classes yoo xam ne ce sont des chrétiens ñoom aussi seen fête yi ñi ngi leen di jàppale ci li ñu kii ba pare am nañ aussi projet bu mag Tivaouane Peulh am nañ fa projet de construction d'une case de santé et am nañ déjà le terrain on a un terrain de 600 mètres carrés donc ñi ngi wut partenaires yu ñu jàppale pour ñu amicale bi noonu la taxawee. au-delà de case de santé ndax da nga laal foo xam ne itam xaw naa am solo. ñenn ñi dañ lay wax ne la damay servir ba pare génn yenn saa yi pour ma amaat réinsertion nekkaat ci beneen bërëb bu ma liggéey day xaw a jafe wala ñenn ñi ne la da ngay pare par foo dëkk est-ce que yooyu itam yéen a ci xalaat ndax armée que fa ki servir ba pare warul nekk koo xam ne day génn ñu gis ko war koo xalaat ne dañ ko war a sarax wala leneen est-ce que yooyu itam yéen a ngi ciy taxaw pour ay amicale yoo xam ne di ngeen tax ba ngeen am ay cité wala ay suuf yoo xam ne da ngeen koy séddoo wala koo leen mën a jàppale ci liggéey. laa xam naa le président de la commission finance. Mamadou Lamine Diouf. fa mu toog mi ngi ree parce que ñi ngi ci benn projet boo xam ni di lijjanti 2 hectares. yoo xam ni tey donc pour def ko ay cité de la classe 92. ñoo ngi ci ngeen ñaanal ñu et puis ñi ñuy dégg ñëpp ñu ñaanal ñu yàlla ko yemale classe 92 kese waaw mais xam nga aussi way bay sa wewu tànk voilà donc mi ngi noonu et puis ñun aussi ñuy woo anciens militaires yëpp rek ni ñu def ni ñu organisé woo bu ko ñëpp organisé woo rek kon problème yi ngay dégg nii dafay néew parce que tey su fekkente ni ñun gis nañ benn classe 92 boo xam ni nar na déraper wala nar na génn wax loo xam ni naka sudul noonu donc mën nañ ko waxtaan ak moom li ko metti ñun ñu jël ko le bureau exécutif jël ko en main tey comme ni ma la koy waxee rek mënuñu jël le problème en charge mais mën nañoo jël le dossier en charge xam nga doxal ko lijjanti ko ba tey li mu soxla woon aajoom faju après te coow doom te kenn du ñu dégg. kon yéen a ngi ci médiation bi daal. waaw su ma comprendre bu baax seen ay buntu ubbeeku na. est-ce que vous êtes en liaison directe avec l'état-major ak itam ñi xam ne ñoom yore armée bi ba peut-être seen activités yi ngeen di def mu bañ a nekk loo xam ne dañuy wax ne non ñi am dañ koy def en parallèle armée bi du yëgul ci ñun. waaw léegi ñun. association lañ boo xam ni on a un récépissé kon dañu légal bi ñuy def suñu activité bi léegi wax naa la fi bi may ubbi dama ni maa ngi remercier le chef d'état-major général des armées voilà parce que bind nañu wax ñu dinañ ñu accompagner ci non seulement journée bi mais actes yu mel noonu ñun nag li ñu defoon keroog dafa bokk ci yenn yi nga xam ne valeurs yi nga xam ni tey armée bi ñooñu ko nàmpatal te ci amicale bi ci lool aussi daf ciy dox voilà li nga xam ne tey jii nii valeurs yi nga xam ni tey armée ñoo ko def ci ñun donc du ñu summi tenue bi rek summi valeurs yooyu teg ko fële déedéet
par rapport ak mbir mi ba léegi pour ñu jeexal maa ngi koy wax léegi yenn saa yi nañ génn l'armée waaye am liggéey da leen di jafe yenn saa yi dañuy bëgg mujj dugg ci xool nan la ñuy duggee ci maison de sécurité yi wala gardiennage wala yeneen yu ñu mel est-ce que am ngeen ay cadre yoo xam ne di ngeen fa taxaw ngeen leen di mën di encadrer wala ngeen leen di mën di taxaw wala ngeen leen di wax non peut-être yoon bi soo fi jaaree soo bëggee beneen liggéey di nga. waaw loolu moom laa la wax léegi. jàppale leen. orienté leen ba ñu mën a am feneen foo xam ne danañ fa casé wu donc di fa gis seen bopp loolu aussi amical bi daf ciy dox bëri na ci suñu ñoo xam ni ci télé laay waxee ñi ngi may dégg bëri na tey suñu classe yoo xam ni suñu yenn classe ñoo leen wutal liggéey macha allah voilà donc maa ngi lay wax rek ñu société déjà am na kenn ci ñun rek koo xam ni c'est le président de la commission finance il a son service de gardiennage donc di recruter ay nit. voilà donc nag tey ni ko olof di waxee li ngay bala ngaa laax jaay. nga laax lekk. donc mi ngi noonu. sant ko bu baax gërëm ko moom Alioune Keita Diop mi newoon suñu gan tey waaw bon xanaa nga may ma rek vraiment parce que nag aussi dafay jaadu. suñu defee lu toll ni li ñu def. mooy cette journée là ñu génn ci. ñu remercier. ñëpp ñi nga xam ni participé nañ ci journée boobu toute la classe 92 mais journée boobu aussi dañ ci doon fàttaliku kenn ci ñun koo xam ni dafa nekkoon membre fondateur u amical bi décédé en 2020 donc ñu ko ci doon delloo njukkal sa famille aussi vraiment def déplacement jóge ba Mbour donc ñu ngi leen di remercier bu baax a baax di remercier tout le personnel de l'hôpital militaire de Ouakam voilà le major de Maïga le major Maïga donc ñu koy remercier bu baax a baax mais aussi di remercier le sergent Barry bi nga xam ni donc il fait partie de la classe 92 ba pare nekk fa yombalal ñu yëpp mais aussi parmi nous fa am ay officiers donc ñu leen di remercier aussi ñoom ñëpp bu baax a baax parce que gis nañ ni ñu ngi dugal seen loxo bu baax a baax ci biir amical donte ay kilifa lañu mais ñi ngi dugal seen loxo ci biir amical bi voilà le colonel Mbeng le colonel Alimatou Diop le colonel Thiombane voilà xam naa ne waa service commercial dañ ñu koy baal rek parce que bon suñu ay chef lañu mu ñu ko bañal sant ko bu baax gërëm ko encore moom Alioune Keita Diop bi woon suñu gan tey ci seen information la totale jox leen dig daje ëllëg incha allah ci beneen poñ beneen waxtaan yeneen i mbir yoo xam ne dina soxal société bu Sénégal ñu war ko waxtaanee lépp fii ci seen biir bloc d'information la totale léegi mbokk yi ñu bàyyi leen ak tuuti publicité laata ngeen di wéyal ak seen programme ci guddi incha allah ngeen war a am ab waxtaan gu am solo ci Premier League débriefing bi ak ñoom Malick Diaw service sport waaye tamit service sport bi day woy ak arène sénégalaise Père Ngagne Ndiaye war a ñëw xool lépp lu nekk ci arène nationale bu Sénégal jërë ngeen jëf mbokk yi ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.